Interface di agence bi yëngu ci wàllu marketing ak communication moo leen di may seen émission pencum réew mi. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk suram ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Rewmi FM 97.5 mbokk yi ni ñu ko baaxoo di ko ànd ak yéen seen émission pencum réew mi samedi bu jot ñett jàpp ñeenti waxtu ñu ñëw ànd ak yéen dalal kenn koo xam ne kii ci réew mi la ñu waxtaane moom lépp loo xam ne jëm na ci tolluwaayu réew mi tey ñu ngi ci am mbégte baax dalal ci mbokk yi maître Abdoulaye Tine nag moom docteur la ci wàllu droit nekk tamit njiital parti bi ñu duppee Union sociale libérale ñu lancé ko ni ki février 2017 kon maître ñu ngi lay nuyu am mbégte baax dalal la. maa ngi leen di nuyu di la jaajëfal daam di la ne dalal jàmm. alors maître Abdoulaye Tine ak wàllu yoon daanaka fi mu toll nii docteur ci wàllu yoon di jàngale également ci wàllu yoon kon wàllu yoon nga lañ la gën a xamee mooy sa métier. waaw daanaka fii ci Sénégal loolu lañ ma gën a xamee la plupart des Sénégalais ñi ma xam nañ ma en tant qu'avocat au barreau de Paris wala professeur relations internationales ak droit international université Cheikh Anta Diop. njàng mi ci mbirum yoon ak ci mbirum yoon bi nga xam ne moom la kuréelu réew yi teg muy droit international droit onusien mais en même temps ci mbirum lëkkaloo dëkk ak dëkk ñu tuddee ko relation internationale. alors pourquoi nga jàng nga bëgg yëngu ci wàllu yoon ba nekk ci ba tey ci doon ci avocat di ko jàngale. man vocation bi nga xam ne dafa teel a judd ci man parce que même ba ma nekkee xale daa am benn discipline mi nga xam ne ndaam nit ñi ñu bëri ci ndongoy daara yi ñoom dañu jàppoon ne du dara fulaluñ ko mais man daf ma mos a neex mos ma passionné te ma mos ci nekk toujours ci kaw muy éducation civique maanaam citoyenneté. loolu ci li ma yóbbu aussi que ba ma demee ba nekk ay classe terminale lépp li nga xam ne dafa nekk ci mbiru philosophie partie bi nga xam ne mooy ci philosophie politique muy ñoom Jean-Jacques Rousseau Montesquieu lépp yi nga xam ne ñoom ñooy Platon dafa nekkoon li nga xam ne daf ma mos a yitteel mu intéressé ma di ko gëstu. ñooñu ay xalaatkat yu xarañ lañu woon ñi nga xam ne seen interrogation majeure maanaam laaj bu ñu doon samp mooy nan dañu mën a organiser cité maanaam état ak ci yan ponk ak ci yan charte lañ ko mën a defee ba mu nekk organisation bu mucc ci ayib muy contrat social. kon loolu lu ci am solo la mais bindkat yi ngay wax yëpp day tubaab lañ daanaka de Sénégal de xanaa kon wala africain yi kenn xëy na feesu sa bët ci wàllu yoon. waaw loolu moom constat bu ñu war a nangu la loolu histoire moo demee noonu xam nga modèle étatique nu muy doxee ak ci nu mu juddoo mënuñu jàpp ni suñu organisation état fii Sénégal. suñu résultat wu histoire la parce que organisation bii ñu tegal du lenn li nga xam ne dëppoo na ak organisation bi nga xam ne moom la Maba Jaxu Ba tegoon ci Rip moom la Buur Siin tegoon ci Saloum wala moom la Lat Joor yoroon Kayoor wala Buur Ba Jolof dañu ko jéggaane loolu tubaab bi nga xam ne moo ñu colonisé woon moo ñu ko bàyyi. programme yi nga xam ne man moom laa jàng man mii di ko jàng dama ñëw rek dugg école saa yu école tijjee ñu ne ma lii ngay jàng ba ma demee ba am benn maturité intellectuelle ci laa am suma recul loolu maa ngi ko exprimer nag ci samay travaux universitaires muy sama doctorat bi nga xam ne moom laa def tuddee ko la politique juridique de l'ONU dans le domaine du maintien de la paix étudier mbiru question démocratique yi mbiru question wu gouvernance ak gëdd bu ñu war a jox Afrique ci doxinu àdduna bi ci laa commencé poser ay questionnement yi nga xam ne dafay remettre en cause système bi ci nu mu toogee di jéem a proposer aussi ay jubbanti nga xam ne moom laa jàpp ni gouvernants yi buñ ko defoon Afrique dinañ ko gën a
dëggal dinañ ko gën a gëddal plutôt ci relation internationale. alors maître Abdoulaye Tine xam naa loolu dana ci ñëwaat wàllu yoon laata ñuy jeexal waxtaan wi mais tey ji avocat ba ci politique parce que bi may présenté léegi maa ngi lay présenté ne la yow yaay njiital parti bi ñu duppee Union sociale libérale. waaw avocat ba ci politique mën naa jàpp ni continuation wu sama parcours la rek wax naa la ci li nga xam ne moo ma yóbbu ci yoon ci ba ma nekkee xele ak ba ma nekkee ndongo daara aspect yi nga xam ne ñoo ma intéressé woon ba ma demee ba nekk université Cheikh Anta Diop war a opter licence dama amoon embarras du choix parce que daa am sama benn professeur bi nga xam ne ku ma jege woon la droit pénal ci ñi fa amoon meilleure note ci laa bokkoon wala ma amoon meilleure note bi mu bëggoon ma def carrière judiciaire mais man comme ni ma la wax droit public ci boppam maanaam nu ñuy organiser société yan ponk ak yan charte la ñu mën a teg nan lañ ko mën a xalaatee loolu dafa nekkoon li nga xam ne moo ma gënoon a yitteel ci suma njàng finalement loolu laa opté jël droit public nag comme ni ñu ko doon waxee ñu ngi wax organisation wu dëkk constitution dem bi ak diggante bi ak yelleefu doomu aadama yooyu boo ci faralee di saytu di ko dund mais bokk ñi nga xam ne ñoo koy fësal parce que avocat nga yenn circonstances yi da lay yóbbu ngay défendre ay nit di défendre ay ponk di défendre ay charte te man du ma ko défendre ci Sénégal kese ñi ma xam nañ ma que ci Afrique ci àdduna bi yëpp ay dëkk yu bëri dama fay dem di défendre ay cas voilà donc yi nga xam ne moo ñuy yóbbu finalement loolu boo ko dundee am jaar-jaar boobu boo demee ba teg parti politique du lenn li nga xam ne war na bett nit ñi parce que mën nañu gis ne continuité wu action yi nga defoon ci ginnaaw la donc sa jaar-jaar rek moo lay yóbbu nga dem ba xalaat ni daal dafa jot ñu teg peut-être kuréel loolu peut-être dañ ciy dellu si waat ci waxtaan bi. alors oui tey jii kon ndax dafa am ci lu la métti wala nga gis état rawatina bu Sénégal réew mi ni muy doxee nga yaakaar ne boo si jiw sa loxo da nga indi benn touche bu bees boo xam ne bii xëy na dana gën a jëriñ askan wi. waaw loolu ci lu ñu yóbbu la xam nga xëyuñu rek créer parti politique. xëyuñu rek ne dañuy nekk candidat élection présidentielle wala dañ ko gis ci gént. wala dañu jàpp ni ñun rek a mën a yor réew lu ñu tax a créer parti politique ñeenti at ci ginnaaw dañu toogoon di saytu di xool Sénégal nu muy doxe ñu gis lu sénégalais yi daj nu sénégalais yi mobilisé woon lu nekkoon seen sensu engagement pour 2012 ba ñu dakkal pouvoir bu fi nekkoon après yaakaar juddu ñu foogoon ne yaakaar boobu juddu seen combat aboutir na ba ñu dawalee ay weer ay at dañu commencé samp ay laaj ba ñu demee ba tegaat ci beneen at lu ñu doon ragal dafa dal di fës ci la ñu jàpp ni nag dafa jot ñu commencé xalaat nan la ñu mën a tegee kuréel gu bees ak yoon bu bees pour indi gis-gis bu bees loolu moo ñu yóbbul ñu créer teg cadre bi nga xam ne mooy parti politique bu tudd Union sociale libérale maanaam ci tënk dañu jël jaar-jaaru Sénégal mais socialistes yi jaar nañ fi lii la ñu def am na lu baax am na lu bon libéraux yi nekk nañ fi fukki at ak ñaar lii moo baax lii moo bon ñu jàngat ci xool lan lañ ci mën a jël ci lu baax ñu jàpp ni Sénégal fu mu toll nii sénégalais yi lu leen ñor nekkatul ndax socialiste nga wala libéral nga ñoom lu ñu soxla mooy parti bu pragmatique doctrine de l'action maanaam dañuy am problème ñu ne kan moo ci indi saafara loolu moo tax ñu tënk cadre bi tuddee ko Union sociale libérale parce que sénégalais yi léegi seen yoon nekkatul ci couleur politique ñoom lu leen ñor moom mooy suñu problème yi ñuy dund problème mu ndóol bi problème ñàkk am xëy bu xale yi ak yeneen problème nan nga ci saafara
mais bu ñuy waxee ne lañ koy saafara du 2035 parce que ñoom dañu amoon yaakaar bu rëy ba ñuy élire pouvoir bi dafa defoon campagne ci ay urgence yi nga xam ne dañ ko jugé woon prioritaire c'est-à-dire yi nga xam ne dafa tar mëntawul woon xaar mais ba ñu ñëwee toog dañuy ñëw di leen dig naan leen 2035 Sénégal émergent laaj buy samp ci boppu Sénégalais yi mooy waaw fii ak 2035 est-ce que dinañ continuer di lekk est-ce que dinaa naan est-ce que dinaa fay suma courant est-ce que man dinaa faju donc comme nu ko économiste bi doon waxee Keynes à long terme on est tous morts njëriñ loo fekkee loolu moo tax ñu ne dafa jot Sénégalais yi jël seen responsabilité doxin bu bees. mais teg nga ko parce que socialisme mi ngi ci biir libéralisme mi ngi ci biir beneen tàng bi kay mooy ñetteel bi kon. waaw booy ñetteel bi moom moo tax ba ne la yoon bu bees la parce que yoon bu bees boobu lu koy féewale ak socialiste yi lu koy féewale ak libéraux yi xam nga socialiste moom mooy dañuy toog ne bés dina mos a ñëw que loo moom maa ko moom boo ñëwee gaare sa oto da ngay bàyyi caabi yi bu ma ñëwee jël ko xam nga loolu utopie la. loolu ba àdduna di tukki mënta nekk wante tam libéralisme moom mooy daanaka ku mën sa morom duma mais boo xoolee ci nuñ ko tuddee ñun jiitaluñu libéralisme mais social libéral parce que ñun bu ñu xooloon fu ñu gën a jege moom mooy socialisme parce que dañu jàpp ni nit moo war a nekk ci njëlbeen ak ci càppantalu politique maanaam politique amul sens amul signification que budul finalité moom mooy fexe ba nit du torox ba nit gën saa yuy xëyee gis ay conditions di soppeeku mu ci gis njëriñ loolu moo tax social libéralisme bi comme ni ma la ko waxee ñun nekkuñu fi di diggee naan bés dina mos a ñëw loo moom maa ko moom wala bés dina mos a ñëw ku bën sa borom duma mais dañu ne non dañuy ñëw jël lu baax càmbar fu nekk xool ko lu baax ci socialisme dinañ ko jël parce que doole yemul foog état taxaw di yemale di jéem a jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw parce que loolu utopie la rek amul benn àdduna gis nga Union soviétique ñi nga xam ne ñoom Lénine ñoom ñoo inventé socialisme théorie bi ñoom ñëpp gis nga ne finalement dëkk yi dañu mujjëndool ndóol bu miti boo demee ñi di dundee même tey Union soviétique ñenn ñi nga xam ne ñu ngi yeewoo Dakar amuñu lenn luñ leen di nawe donc boo demee Pologne noonu Hongrie noonu donc dalay won ne rek que utopie boobu benn utopie bi nga xam ne irréalisable la kenn mënu ko def ci àdduna. ay gént la donc ay gént la. ñu ne tam libéralisme gis nga États-Unis nu mu méttee Obama campagne am yëpp mu ngi ko fondé woon ci assurance maladie c'est-à-dire fexe ba américain bu mën a bu feebar mën a faju loolu boo gisee Amérique pourtant société bu démocratique la bu développé lañ mën nañ ne même ñoo ñooy puissance bu njëkk ci àdduna bi mais foofu faju fa lu metti la. France nag loolu du fa dara France parce que France ñoom socialisme la ñu mos a jiital ci seen action ci seen révolution foofu même boo fa toogee nekk France boo amul këyit da ngay dem état jël la semi couverture maladie universelle même migrants yi nga xam ne dañu fay jaar rek pour dem dañu am aide médicale d'état parce que dañu jàpp ni que le premier des droits de l'homme droit bu njëkk pour àq ak yelleefu doomu aadama c'est le droit à la vie maanaam ñu aar sa dund mooy aar sa santé sa wërgu yaram donc loolu moo ñu tax ñu ne dañuy jël doctrine de l'action comme ni ma la wax ñun suñu idéologie moom mooy pragmatisme c'est-à-dire dañuy ñëw taxaw ci gox bi waxtaan ak ñi fa nekk déglu leen wala ñu déglu askan wi ñu identifier ay problèmes ñu dem càmbar ko dellu si waat ak ay solution loolu moom mooy suñu méthodologie participative te boo dégloo ci weer bii passé lancé nañ benn laboratoire d'idées benn lël
think tank lañ ko tuddee maa ngi ko lancé ci place du souvenir institut social libéral lañ ko tuddee loolu mooy institut bi nga xam ne moo war a génnee suñu programme parce que mënoon lañ ñëw def ni ñeneen ñi ne suñuy cadre la ñuy woo ñu bind suñu programme. mais justement ci loolu laa doon bëgg a ñëw comme yow bokk nga ci ñi njëkk a déclaré seen candidature présidentielle 2019 alors mais gis nañu ne ñoom Idrissa Seck bërki Demba Ndiaye dekk wax na li nga xam ne mooy programme am Malick Gakou également wax na li nga xam ne moom mooy programme am mais programme Maître Abdoulaye Tine moom lañ cee xaar. dina ñëw ci weeru juin bii di ñëw di ngeen gis lancement bu mag ci place bu mag bi nga xam ne ci la ñuy dañuy dévoiler ci la ñuy won Sénégalais yi suñu programme. mais comme axe yi mel naan axe yi si gën a majeur yi nga xam ne yi xëy na ñoom ñoo ci gën a nar a fés. waaw axe tam wuuteeg li fi xew nii. waaw du dina wute wuñ bu sori sax. parce que ni ñu ko jàppee xam nga nit ñi dañuy ñëw comme li ma la doon wax dañu dem ba gëmatuñu politique. que ñun dañu toog pendant ñaari at ñuy déglu askan bi ci ay gox yu bokkul di leen déglu ci diaspora bi. ñaari discours wala ñett lañ doon dégg askan bi dañu jàpp ni politiciens yi dañ leen di foowe dañ leen di jàppee ni ay gune yu ndaw bu élection jubsee ñu ñëw seet si leen bu élection passé kenn dootu leen dégg ñu ne ñun dañuy ñëw teg kuréel bu bees bi nga xam ne day dekkalaat politique réhabilité politique intellectuels yi ñi nga xam ne ñoo jàng dañu demoon ba génnee seen loxo ci politique contrairement ak at yu njëkk ci indépendance ñu ne fokk ñu ñëwaat dugal seen loxo ñu indiwaat intellectuels yi ci jeu politique bi parce que comme lu ñuy wax ci olof njàng yor réew. troisièmement moom mooy boo xoolee nit ñi dañu demoon ba gëmatuñu sax élection mën na soppi ñun dañu bëgg a ñëwaat. wol leen ni ñoom rekk ay doole ji ñoom ñooy fal ñoom ñooy fol yi nañu arrêté naan dañuy xaar coppite bi ci ñoom la ñoom ñoo ko war a incarner mais foofu dafa am fu mu war a jaar loolu mooy lu koy mandargaal comme ni ma la doon wax suñu programme ñun am nañ vision bu leer nañ xam nañ fan lañ bëgg a jëmale Sénégal laataa ñoo teg suñu candidature mais dama créer lël fii ñu tuddee ko institut social libéral lancé ko mois de mars ñu créer beneen lël Paris ñu tuddee ko institut social libéral war ko lancer le 12 mai créer beneen lël États-Unis war ko lancer mois de juin bu bokkul ak suñu lancement fii ak beneen ba ñu war a def Asie bu ci nekk moom mooy dafa am ay experts am ay collège de société civile am ay citoyens au lieu ñuy ñëw naan leen bind nañ suñu programme xaatim nañ ko tënk nañ ko mu ngi nii xam nga programme du dara mën naa ñëw wax la loo bëgg a dégg mais bu ma ko def rek bu doy ñu fi jaar yëpp programme lañ leen fale ñun dañ leen ñëw ne leen suñu programme dañuy ànd ak yéen bind ko dañu leen di déglu ngeen wax ñu li ngeen di joytu suba bu ñu gisee waatee boo leen ñu falee pour ñu xam ndax respecté nañ programme bi war a respecté wuñu ko dañuy xool rek est-ce que ndax problème bi nga xam ne ba ma demee Kër Massar wax ak nit ñi par exemple ñëpp dañ ma ne mbëbës bi problème mu mbalit ñëpp dañ ma ne xale yi fi nekk ñun ñëpp feebar ba ma demee Malika gis étudiants yi dañ ma ne dëkk bi dafa sori ñun université on a des problèmes pour se déplacer ñëw ma jaar Yëmbal ñu wax ma même problème yi yokkal ma ci problème mu découpage administratif bi Kédougou noonu Kaolack noonu gox boo jàpp am na li nga xam ne ñu dañu jàpp ni nag loolu moo ñu mën a permettre ñu def benn programme bi nga xam ne askan bi dañ ciy gis. léegi pour tontu ci sa laaj. parce que da nga ma laaj. lan mooy seen programme. lan moo ci gën a fës. ma ne la nu ma la ko waxee ci njëlbeen. ñun dañuy jël ñeneen dañu ne Sénégal émergent ñun ñu ne Sénégal convergent. convergence économique nag ak émergence parce que li may wax dama ko xam ñaari concept la ci relation internationale yi yuy nga xam ne dañuy affronté wu ñun convergence la ñuy jël convergence mooy lan ñoom dañuy ñëw ne émergence ay infrastructure la ñuy tabax ne croissance la ñuy wone ñu ne leen déet ñun convergence moom mooy nit
bonheur bien-être progrès humain ñun moom la ñuy jiital bu dee da ngeen ñu wax ne dañuy investir ci ay yoon wala ay tali ñu fàtte malade yi nga xam ne ñoo nekk hôpital principal wala Fann man je préfère ma faj ñi nga xam ne ñoo fi nekk parce que ëppalewu ba leen ci xaalis bi que di gëmm di tourner mel ni dara amul ci hôpitaux yi dem di jéggaane di def leneen donc suñu priorité ci tënk mooy doon nit ça veut dire que fexe ba ku fi feebar obligation lay nekk ñu faj la. alors même boobaa maître Abdoulaye Tine dinañ wax ne fan lay maître Abdoulaye Tine di jëlee ay kopparam. waaw loolu nag plan yi moom kenn ku ne ak plan moom mais fa mu mujj daanaka ci pandaw ga moom kenn du ko xam fan la. waaw mais loolu ci boppam koppar yi xam nga koppar man yàgg naa nekk avocat ay état yàgg naa di gunge ay état di jëli ay koppar yàgg naa aussi ay état di leb ñu leen di fayeeku ma leen di defal donc état su soxlaa koppar mën na ko am li ma lay wax du de lu ma xam la. ci naka parce que état ak nit bokkul xam nga état du dee du saay moom la ñuy wax mitu infaillibilité wu état même Grèce ñi nga xam ne amoon nañ ay problème gis nañ ne Grèce survivre nañ dañu jàpp ni état boo koy lebal mën nga jàpp ni sa xaalis diñ ko jot kel kulli aaneen di nga ko jot. muy yow wala ku lay wut ëllëg. ku lay wut ëllëg di njañ ko fay. loolu lu koy firnaal moom mooy projet yi nga xam ne la nit ñi di financer fii yépp pour nga ñu lebal la xaalis bi ñu génnee koppar bi il suffit rek ñu jox avocat wu état bi lettre de garantie comme quoi état dem na ci ginnaaw ci àdduna bi am na ñu bëri bu ñu xëyee suba ba ngoon jot ku ñu lebal koppar la ñuy def comme nu banques yi di wute ay clients mais ñoom bu dee pour tabax aéroport la dañuy nangu jël xaalis bi bu dee pour tabax ay autoroute la dañ nangu jël xaalis bi mais dañuy ñëw bu dee pour jàppale malade yi la bu dee pour ñëw fexe que 15 millions sénégalais yi ku ci faj ku ci feebar ku ci accidenté boo yegsee hôpital balaa ñu laa laaj dara ñu faj la comme ni ñuy def France wala ci yeneen dëkk loolu dañuy jàpp ni non loolu mënuñu ko def mais état lu mu bëgg mën na ko def parce que gis nga bu ñu créé woon benn taxe de solidarité bi nga xam ne dañ ko ciy dugal muy transaction financière yi nga xam ne dañuy passer la journée di wari di yóbbante bu ñu ci doon dugal as tuut bu ñuy coof wala multinationales yi nga xam ne ñu ngi fii di am xaalis mais seen xaalis dañ ciy demaat noonu sans dugal benn koppar ci solidarité nationale bi il suffit rek ñu jëloon ay loi teg ko ak leneen gis nga sànc yu mag yu ñu am jas am ko ci ginnaaw foofu muy jam ñaajo yooyu yëpp ñu ngi gagné marché yi bu nekkoon France nu mu demee du ko demee parce que France dafa am ay loi yi nga xam ne dafa ne boo ñëwee ci dëkk nga amee ay marché da nga am obligation que benn pourcentage u PME yuy yeewoo ci gox bi nga liggéey loo leen loolu bu ñu ko defoon mais jam ñaajo kenn waxatu ko jas bu paree mais lu ko wër yëpp ay waxuma nouveau riche mais ay lotissement lay nekk mais dëkk daa am nu ñu koy yore man comme li ma la wax daf ma mos a intéressé yorinu dëkk yorinu askan ak nan la ñu mën a xeexee ba koom-koom ak yokkute di am ci askan bi. alors mais wax nga ne xëy na lebal nit sax mën naa am ay gàllankoor mais état moom yomb naa lebal mais bu boobaa tamit xëy na am nga nooy lebee noo xam ne lii xëy na doo ñëw rek na naa bootu ay bor bam na gadd rek wacce keneen ko ñëw. problème bu santé bi ma lay wax loolu soxlawuñu leb koppar yuy jaar ak ay assurance yi nga xam ne dañ ko mën a teg c'est-à-dire Sénégal ci boppam état Sénégal mënoon na ñëw assurer Sénégalais yëpp li ma la wax du day parce que assureur boobu day réassurer gis nga bu ñu ñëwoon ñu ne état assuré na ñëpp ñuy feebar ñu dul feebar joo leen ëpp fopp ku ci nekk bu ñu doon jël même juróom la wala fukki dërëm loolu rek doy na pour faj ñëpp noonu la. bokk te couverture maladie universelle. non mais couverture maladie universelle man xam naa dañ ko tuddee couverture maladie mais universelle universalité. mooy amul kenn ki nga xam ne bàyyi dañ la ginnaaw. amul xàjj amul seen ñëpp. amul xàjj ak amul seen mais tey
muy couverture maladie universelle. ndaam jéego bu baax la. bourse de sécurité familiale. ndaam jéego bu baax la. kenn mënu la wax ci yan anam la gars yi di sukkandiku pour jox la ko. kenn mënu la wax ci yan anam boo ko amul nga jàpp ne rupture d'égalité la fan nga ko mën a jooytoo ak yan voie de recours yooyu France yooyu yëpp dafa am. semi bu ñu la ko bañalee wala mooy couverture maladie universelle wala allocation familiale mais da ngay saisir TAS mooy tribunal des affaires sociales mu statuer avant am nga droit au recours souvent boo bindee administration recours hiérarchique bu ñu xoolee si c'est fondé mais même balaa moo yegg tribunal dañuy ñëwaat ci seen décision loolu pour wax la ne dañu jàpp Sénégal jommal suñu bopp lu bëri lu koy firnaal moom mooy comme ni ma la wax su ma la waxee ne koppar am na. ci réew mi waxuma pétrole bu ñuy xaar. waxuma seen bor bi nga xam ne bii daanaka kay fi mu toll nii sujet d'actualité la bor bi surtout seen bor bi nga xam ne ñu ngi ko amal dette intérieure. bor ci boppam mu ngi mel ni yow bor ci boppam du li nga xam ne dañ ko war a sib bor sax des fois dañ koy recommander nga def ko parce que yow boo nekkee jeune par exemple di liggéey da ngay am salaire mieux vaut nga leb fukki million ak juróom par exemple jënd kër mu jox la temps pour nga rembourser ko kañ nga ñëw di taqale à gauche à droite di ne da ngay tabax non seulement su toogaay du rafet mais boo moytu da ngay pare rek à la retraite donc lépp des fois daf lay permettre nga am temps ci kanam te àdduna kenn xamul fu muy yem peut-être di nga ko mën a rembourser am donc pour wax la ne du lépp tout dépend lu tax ngay leb booy leb pour tabax TR alors que ñi fa nekk lekkuñu naanuñu courant ñi ngay traversé ñooñu sax amuñu courant dama jàpp ni priorité yi feneen la waroon doon que ñu def ci mais TR kan moo koy jël ñiy dem aéroport ñëpp am nañ oto wala am nañ ñu njëkk xaalis fu mu war a jaar ci gox goxaan yi amul kenn ku koy jël. moo gën a gaaw moo gën a yomb tamit. mais bu gënee gaaw donc gënul yomb moom. askan wi ñu am oto bëriwul di. maître non mais ma ne la li ma la wax askan bi ñuy dem di jënd bi avion ñoom ñëpp ku ci dekk am nga oto wala am nga li nga jëlee taxi. créé nañ fa sax société wu taxi gis nga ko taxi yaa ngi gaare amuñu assez de personnes donc buñ ci yokkee TER waxuma la gis ngeen coût TER bi waxuma la sax lu muy jaar mais ñi nga xam ne dañ leen war a exproprier. ñooñu tam foog état fay leen loolu dañ ko war a dugal ci coût bi bu ñu defee bilan ak coût ak avantage yu ñu ciy am lu ñu ciy ñàkk mooy ëpp lu ñuy jural parce que fii nii ñëpp a ngi dem jas di ñëw amul kenn ku ci tardé amul kenn parce que péage baa ngi nii ñëpp a ngi daw déjà péage bi rek lu muy jar seer la loolu pour wax la priorité yi feneen la firnde bu koy woon le 7 décembre bi passé inauguré nañ jas aéroport bi nga xam ne ñemewuñu wax sax ñaata la jar parce que ñoom ci boppam dañuy wàññi ci lu ñuy wax mais boo xoolee ci 2017 bi fii Sénégal man maa ngi Paris depuis bientôt daanaka léegi mu mat ñaar fukki at mais ni ma déggee Sénégal ci mbirum santé mosuma ko déggee damay am ay xaritu médecin ne ma mais yow sa gars yi lu ñuy def lan moo leen jot mais lu mel nii mais en même pas 24 heures war nañ ko mën a gérer machine radiothérapie panne ñu ne benn machine ñaari machine la ñu amoon ci dëkk bi dem nañ ba naan dañuy yóbbu ay malade ci pays limitrophes yi Mauritanie Mali Guinée wala Maroc loolu dalay won ni rek que dañu ñëw li nga xam ne moo war a nekk priorité li nga xam ne France ku fay dund am nga ko ñu waruñu ko yeesal suñu parce que fii comme on dit njëriñ loo fekkee maanaam nit ku wërul mënul émerger dëkk. alors même tax chaque fois maître ngay jël exemple. ci France. lu tax may jox ay exemple ci France parce que français yi ñoo ñu bàyyil mode organisation sociale li ñuy dund fii moom la France yoroon il y a 30 ans mais français yi ci boppam lu ñu bàyyil ñoom yoratuñu ko dañ ko teg fële mais ñu continuer téye ko
bëgg ko téye ni ko tubaab bi bàyyee. loo xam ne mi ngi dox fii doxatut France. mais parce que xam nañ ne lii du leen yóbbu fenn changé nañ seen doxin boo xoolee bâtiment yi Dakar fii yëpp tubaab bi bu fi ñëwaatoon di doxantu mais. du ci ñeme dugg. non du ci ñeme dugg mais day gis ne coppite daanaka amu ci. parce que voilà lu mu defoon la. loolu moo tax may joxe boo xoolee aussi. ay yoon muy système justice bi. ba ci parrainage yi nga xam ne ñoo lëmbee yoon yi dëkk bi boo waxee ñu naan la voilà France nii lay jaar France ñoo ñu bàyyil constitution moom la ñu defaate tout ça dafa jot comme li ma la wax rek ñun jënnee suñu schéma de développement. alors mais kon dafa mel ni maître manque de vision nga gis ci président Macky Sall. manque de vision laa gis parce que. surtout sur le plan économique. sur le plan économique xam nga tur la rek waxin la rek. 7,2%. c'est waaw moom laa la wax mais dégg li ma njëkk a wax ci njëlbeen dama la ne man suma croissance gëmuma ay statistiques ak ay chiffres man sama croissance moom mooy yokkite nu ma koy xamee mooy delluwaat Géejawaay dellu Pikine fi nga xam ne laa cosaanoo xool ni gars yi toogee woon 2011 moo ñëwaat xool ndax est-ce que avancement am na wala amul boo ko jàngatee nga xool nit ñi dañuy réussir pour ñoom ak seen famille wante dëkk bi fu mu nekkoon jógu fa dama jàpp ni croissance yeeg chiffres yi du ay chiffres rek xam nga yooyu Abdou Diouf moo dàqoon joxe ay chiffres fii avant moom Senghor amoon na fii mais vraie croissance kenn du ko lekk croissance ay chiffres la rek te ngay présentation la maanaam damay ñëw jàpp ni nangami entreprise créé nañ ko nangami kii def nañ ko def nañ lii ñu ne fii la ñu nekkoon yegg si nañ fii croissance mooy comme xale buy màgg rek nga jàpp naan am na ñaata centimètre am na ñaata centimètre am na ñaata centimètre mais lu la wóor ne nu muy màggee nii est-ce que mu ngi ànd ak kàttan ak wër gu yàlla loolu moom mooy métaphore bu ma ne moo tax ma ne la Sénégal convergent laa gën a gëm boo waxee Sénégal émergent man dama jàpp ne manque de vision la benn mais loolu moo tax tam ñu teg lël yi parce que dañoo dem jéggaani programme Sénégal émergent Mali émergent Gabon émergent Cameroun émergent même cabinet bi mooy xaatimal ñëpp dañuy ñëw jàpp la ne la bon am nga ñaata région nga wax ñu ne da ngay def ay pôle comme pôle Diamniadio pôle nangam yooyu léegi foofu ngay jaar dem avant yooyu mais amoon nañ fi programme d'ajustement structurel FMI Banque mondiale ñoo ñëw ne fi ngeen war a jaar fi ngeen war a jaar 20 ans après ñu xam ne ñi ñoo tas suñu réew tas suñu économie ba dévaluer suñu monnaie donc man dama jàpp ni lu mat juróom fukki at après indépendance waruñ ñëw di jéggaani naan dañuy jëndi programme bitim réew dañu war a def comme li ma la wax sànq dem ci population yi déglu leen parce que yàlla may nañu jàng bi yàlla may nañu ay économiste may nañu ay ingénieurs yu xarañ te jàpp naa ne te gëm naa ne ñooñu buñ leen laajoon ñu génne vision bu mën a jëmale dëkk bi kanam non seulement économiquement am nañ compétence yëpp pour def ko wante am na leneen lu ñu am te cabinet yi nekk ci biti amuñu ko mooy xam nañ lan moo mën a dox Pikine lan moo mën a dox Géejawaay lan moo mën a dox Yëmbal ki nga xam ne nasaraan bu nekk fële di xaatim programme. alors mais plan Sénégal émergent kay am na doomi Sénégal yi ci xaatim wala yaakaaroon ne du benn doomu Sénégal dugal ci loxoom économiste yi. jàpp naa ni non parce que boo xoolee defal ay recherche nga xool nu ñu ko bindee pour Gabon noonu lañ ko bindee daanaka pour Abidjan pour Côte d'Ivoire. plagiat donc bindee ko recopiage la rek loolu du dara ak respect bu ñu leen mën a wax dañu recopier benn schéma benn tegal leen programme ñaar ñu jël ay kilifa bitim réew yu mel ni Tony Blair nga xam ne ancien premier ministre la ñoom ñooy assurer service après-vente bi bu la cabinet bi joxee da ngay ñëw rencontrer président dal di yokk ko fit ne ko li nga jënd noonu la fi nga jàpp noonu la bul bàyyi mais dara waxu la ne que loolu dina leen yeggal parce que émergence boo ko xoolee waxin la Sénégal émergent dañu ko def benn compilation
Abdou Diouf ay programme planification la ko doon tuddee triquinquennal jàppal bàyyil yooyu même politique yooyu rek ñoo plan d'ajustement structurel yooyu moo fi nekk waxin la rek wante ci fond bi est-ce que politique publique yi nga xam ne ñu ngi koy appliquer gis ngeen fi benn politique bi nga xam ne ñu ngi koy appliquer Kër Massar te mosuñu koo def est-ce que gis ngeen ko Pikine wala Guédiawaye loolu mooy mandargaal mooy firnaal ne doxin bu bees yow bés bu ñu gisee loolu rek dañ xam ne vision. oui maître Abdoulaye Tine mbokk yi seen émission pencum réew mi mais justice yi yaa ngi doon wax xëy na bu boobaa moom da ngay indi beneen touche ci doxalin ci wàllu yoon. waaw loolu tam ci suñu programme la bokk. surtout séparation des pouvoirs. waaw séparation des pouvoirs xam nga fii Sénégal coow yi ñu fi am yëpp ci ñaari fànn lañ koy am muy mbirum constitution ak mbirum justice. mbirum constitution gis nga boo jëlee dëkk bu mel ni États-Unis seen constitution am na ay téeméeri at bu ñu la waxee ñaata yoon lañ ci mos a laal doo ko gëm parce que daanaka kenn du ko laal France noonu yeneen dëkk noonu Royaume-Uni mais boo ñëwee jël constitution wu Sénégal mais daanaka président bu fi nekk dina defar constitution Senghor defoon na constitution Abdou Diouf defoon na constitution. indi ay réforme kay soppar ñu waaye. Ablaye Wade indi na constitution mais ku ci nekk buy def même bu ci loi parrainage bi souvent du def ay coppite ba dara xewul day xaar ba dara jub mu bëgg ko def yéen a ngi fàttaliku M23 lu ko waraloon. mbirum parrainage bi coow li am yëpp ñëpp xam nañ lu tax aussi ñu xëy rek ne voilà dañuy parrainer dañuy yemale indépendant ak parti politique mais kañ la gars yi baaxee noonu kañ la ñu amee lu tax du ñuy jéem a yemale sénégalais ak beneen sénégalais d'abord balaa ñoo commencé yemale sénégalais ak parti politique. donc bu ñuy wax moom lu tax ma la doon wax kaawu États-Unis moom mooy boo jëlee xam nga limitation wu mandat fii loolu moo yëngaloon dëkk bi 2012 Wade dafa bëgg amaat beneen mandat. Sénégalais yi ne non loolu mënta nekk gis nga principe pour limitation au mandat États-Unis mais du principe constitutionnel nekkul ci constitution pratique la président yi dañu jàpp ni ñaari mandat ngay dem comme ñeneen ñëpp respecté dañ ko amul ku ko ñeme jéggaani. mais buñ ko bindee mu gën a wóor. buñ ko bindee mu gën a wóor loolu lañ def fii Afrique ku ci nekk dans les années 90 ñoom ñëpp a ko xaati. mais Sénégal fii lan mooy wax ne. boo amee ñaari mandat amoo droit am ñetteelu mandat yooyu ndax lu leer la wala. waaw lu leer la constitution moo ko bind mais chaque fois fu ñuy xamee ndax nit ñi dëggu nañ ci lu ñuy wax wala dëgguwuñu mooy bu ñuy waaj a jeexal bu ñu demee ba sës rëkk ku ci nekk muy Sénégal muy Afrique ak Kabila muy Blaise Compaoré muy ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ñoom dañu gëm demoon ne ñu dañ koy bind mu leer ku ci nekk boo ñu jegesee jéem nga ko bindaat xaatim ko jéem ko wone ni ngeen xam ne day wone ne mën naa dellu si parce que ñetti mandat xaj na fi am na ñi nga xam ne sax dañuy dem ba ne peuple bi mooy laaj demande sociale la xam nga loolu daf lay wax ne rek luy yëngal dëkk bi mooy culture démocratique. alors mais moom deuxièmement moom mooy mbirum justice bi ma laajoon nag léegi mbirum justice bi moom Sénégal fii ñaari coppite yi nga xam ne war nañ ko def te ñun jàpp nañ ni ci première weer ci pouvoir bi dañ koy teg moom mooy séparation du pouvoir bi foog ñu xaatim ko ba mu leer nañ mooy lan jël président de la république ministre de la justice génne ko ci conseil supérieur de la magistrature. lu tax parce que dañu lay naan ne séparation des pouvoirs am na mais avancement wu magistrat yi conseil supérieur de la magistrature moo koy décider léegi daa benn théoricien wu droit bu mag Eisenman la tudd dafa ne juge bu gën ci juge yi mooy juge bi nga xam ne amul lu muy ragal mais amul lu muy xaar ci pouvoir ñun suñuy juge yi même bu ñu amul lu ñuy ragal am na lu ñuy xaar ci pouvoir parce que seen avancement ci ñoom la loolu foog ñu dakkal situation. deuxièmement moom mooy lien bi nga xam ne moo existé entre le procureur et le ministre de la justice ñëpp jàpp nañ ni procureur moom moo supérieur hiérarchique mooy ministre de la justice moo koy wax defal muy def loolu dañ ko bind dañ ko xaatim suñu loi moo ko permettre loolu foog ñu daggal ko
foog ñu daggal ko parce que comme ay pouvoir la amul benn pouvoir bu war a wax dit mu def boo jëlee dossier wu Khalifa Sall lu tax mu am coow lu tax mu tey xel parce que tout simplement xam nañ ne ñëpp xam nañ ne mën nañ wax séparation des pouvoirs mais ku toy ni Khalifa Sall maire Dakar kenn du ko décider yóbbu ko tribunal wala ci juge te président yëgu ko que premier ministre yëgu ko que ministre de la justice waxul procureur nii ngay jaar benn bu ñu jàppee loolu bu ñu fàtte nii ministre de la justice kan mooy patron mais président de la république ministre de la justice kan mooy patron mais premier ministre avant tout mais kooku ci boppam ministre de la justice ñoom ñëpp ñi fi ci même bu dee date bi wuñu woon ci politique à peine ñu nekk ministre de la justice nekk nañ ci parti politique mais nan nga mën a gëmloowee citoyen que nag justice boobu c'est indépendant c'est impartial alors que ki nga xam ne mooy wax procureur mu def kooku mu ngi ci parti politique am agenda yooyu foog ñu dakkal ko léegi bu ci des nag ci laay daanelee wax nañ fi demande libération provisoire ñi nga xam ne procureur ñooy wax ñu jëli leen ñi nga xam ne dañuy ne day jënn du jënn loolu foog ñu dakkal ko loolu moom mooy lan mooy bu dee yow dañ la tuumaal ay mbir waratul nekk procureur mooy décider ndax da ngay dem mandat de dépôt wala doo dem dañuy créer comme nuñ ko gisee ci démocratie yu mag yi benn juge bu ñuy woowee juge des libertés et de la détention da ngay ñëw procureur wax lu muy wax avocat wax lu muy wax benn juge bu indépendant xool ñu jàpp ni principe bi moom mooy dañ lay bàyyi ngay dox sa soxla ba jour procès ñëw bu dee yow xamuñu fuñ lay wëree ci ngay dellu prison loolu bu ñu ko defee rek dañuy dekkalaat justice su Sénégal. oui maître xam naa li ñu desee bëriwul mais parrainage bi am na loo xam ne junj nga ko ci mais gars yi gisuñu la dégg naa de gars yi nee nañ fan la maître Abdoulaye Tine nekkoon bërki démb ci alxames ci. man maa ngi woon fii ba def nañu conférence de presse wax suñu ñàkk a ànd ci comment on appelle encore système mu parrainage bi nga xam ne moom la gars yi def mobiliser suñuy nit ne dañuy manifester ji. préfet jël na mesure ne day tere manifestation. nga ànd ci walla. nekkul dañ ci ànd parce que ñun dañuy def recours ci cour suprême mais comme ñun lu ñu ñaan yàlla moom mooy yor réew daa am nu ñu war a doxe maanaam ndaam ñoom jàpp nañu ñu ngi ci erreur comme yoon moo wax ne bu ko préfet xaatimee dañ ko war a taxawal. donc du ñu leen may occasion ñu ñuy tuuteel. mais doxalin bii bokk te doxalin opposition bi de. waaw mais ñun ci boppam comme ni ma la wax on a décidé yor doxin bu bees moom mooy du ñu ñëw di diiranteeg mbagg. maanaam bu yoon waxee da ngeen ko war a sàmmanteeg. mais société bu amul sa ponk ak yoon xam nga yoon démocratie loolu mooy indi problème yu bëri ak ay fitna yu bëri Afrique. alors mais kon opposition def na erreur wala def nañ njuum te bu fekkee ne préfet wax na li muy wax pare ñu bëgg a braver di jaayante doole. du ma wax ne def nañ erreur wala defuñu erreur parce que du man maa leen di wax fu ñu war a teg seen tànk. mais yow mii beneen doxalin la dama jàpp ni xam nga dama jàng ci lu bëri man maa nekk avocat wu famille Mamadou Diop dégg nga ko man maa yor collectifu victime ñëpp yi nga xam ne ñoo génn àdduna man ak Assane Dioma Ndiaye ñoo leen taxawu. muy ñu reyoon Podor ak yooyu tout ça dama xam lu ci nit ñi di dund xam luñ ci mën a góobee luñ ci mën a gare ñooñu ñëpp ñu leen doon woo ba ñu jotee ci bopp réew bi dañ leen fàtte dubboo yu leen ñun jàpp nañ ne meluñu noonu mais dama bëgg a aar ñu ñuy àndal moom mooy bu gaa yi demee ne dañuy def seen forcing législatif yor nañ seen majorité mécanique mais man debuma manifester. gis nga ma ci média yi lu leer laa waxanteeg ministre yi j'ai débattu ak ñoom ku ci nekk la plupart mais delloo si nañ seen xel xam nañ ne li ñu leen wax lu leer naññ la avant dama def conférence de presse ne leen seen problème mu signature yi ngeen di wax mënta nekk te fu wóor laa ko teg Sénégal boo jëlee daanaka téeméer boo jël juróom fukk ba amuñu signature wala du ñu signer même signature boo ñëwee ne pour nga def parrainage da ngay dem wuti ay signature indil ko conseil constitutionnel
mais ñi nga xam ne dañu barke seen carte d'identité amuñu signature ne s'est pas signé wala ne peut pas signer ay waay laago lañ mais ñooñu da ngeen ciy génne mais bu dee yow yóbbul nga conseil constitutionnel benn këyit ne ko Mamadou la tudd sant Diop juddoo Xombol numéro carte d'identité baa ngi nii mais signature rek moo mën a may juge constitutionnel mu xam ne ci gis naa direction officier carte d'identité yi lii la signé woon lii la xaatim niroo na wala niroowul bu dee léegi ñooñu mënuñu signé mais duñu am benn référent donc pour won leen ni ci erreur la ñu nekk te li ma leen wax ñoom ñëpp dégg dañ ko te loolu dama jàpp ni loolu moom moo gën a efficace que di dem parce que ngay diirante ak mbagg policiers yi ñu jël la yóbbu la parce que yoon moo leen may ñu jàpp la parce que am nañ fu ñu sukkandiku dama jàpp ni loolu dinañ ko def ci fan yii di ñëw di ngeen ko gis arrêté Ousmane Ngom bii di tere manifestation man dinaa ko attaqué ci cour suprême mu Dakar dinañ ko yóbbu ci cour de justice de la CEDEAO te ñëpp dinañ ci teg seen bët. parce que pour ñu dindi ko faase ko fii. dañ koy faase parce que cour suprême moo ko wax ci ay décisions yu bëri boobu sax nekkaguñu ci ay pouvoir yii muy Ablaye Wade ak ñeneen que préfet ci boppam amul possibilité loolu dama ko yàgg a jàngale comme ni ma la wax man docteur en droit public la donc même bu dee am naa spécialité droit international DEA droit public général ñi nga xam ne ay préfet lañ ay sous-préfet ay gouverneur maag ñoom ñoo amandoo maîtrise droit public fii Dakar ñoo jàng même affaire bi ñoom xam nañ ko amul kenn ki ci am xam nañ ne muy fii muy France muy beneen dëkk préfet pouvoir de police la am pouvoir de police mooy benn événement day ñëw nga teg benn mesure mais amuñu pouvoir poser benn mesure bi nga xam ne c'est général et absolu parce que loolu parlement rek moo ko mën ci démocratie te liberté de manifester constitution moo ko teg constitution rek mënoon a ñëw ne fii kenn du fii ci mu ci loolu dañ koy def te dina jël temps bu muy jël mais ci kàttanu yàlla dinañ ko am parce que juge yi mënuñu wax leneen lu nekkul loolu dama jàpp ni société parce que loolu aussi c'est une manière xam nga daa am théoricien wu démocratie bu mag dama koy faral di wax bu tudd Montesquieu dafa ne tout régime politique a ses vertus spécifiques les vertus de la démocratie c'est l'apaisement et la modération ma firi ko maanaam système mu gouvernement bu nekk daa am nu muy tëree démocratie nag lu mu moomee moom mooy apaisement maanaam dalal mais ak yemale ñun ci esprit boobu parce que bu ñu demoon diirante ak ñoom mbagg lu nekk xëj na ci xam nga Sénégal ñun bu dee dañu bëgg jëmale Sénégal kanama lu ñuy wax sànni leen force de sécurité yi bu ñu leen sànnee grenade taal leen station yooyu mais fii loo fi toj sa dërëm boo koy defaraat suba ñu dañ jàpp ne attitude bu responsable boobu dañu koy continuer. alors mais maître mbir mi wate nañ ko ba noppi léegi sax daanaka wàññi nañ leen ko tuuti parce que 0,8% la ba 1% gën ngaa bëri ak amendement yi nga xam ne def nañ ko ci alors Idrissa Seck démb ci àjjuma ji ñu ngi koy dégg ci Rewmi FM moom itam mu ne mi ngi leen di woo yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci opposition bi société civile ngeen dem dingatee ko ci CEDEAO ndax bu boobaa yaakaar nga ne idée bu mën a nekk la. waaw mais avant ñu ko dinga ci CEDEAO parce que yooyu yàgg naa ko def tous les jours damay def ay procédures CEDEAO yi ma xam nañ ko bu baax sama spécialité la mais balaa ñoo yegg foofu daam lu ñu yoon may fii moom mooy lan que dama jàpp ni loi bi jàll day jalgati ponk ak charte constitution bi yeneen disposition yi c'est incompatible bu ci njëkk mooy li ma leen doon wax xam nga dañu ne que à peu près boo moytul inscrits yi dañ mat 6 millions 500 ñu jàpp ni nit yi da nga war a indi entre 0,8 et 1%. boo ko diviser mathématiquement maanaam nombre candidat yu possible moom mooy waxuma candidat yi nga xam ne dañ leen di retenir de mais ñi nga xam ne mën nañu déposer day mal di mat téeméer yem ci képp loolu day indi benn rëq-rëq parce que constitution Sénégal dafa ne constitution que Sénégal
réew bu démocratique la république pluraliste et démocratique. Pluralisme dafa am lu mu ëmb dafa am lu mu ëmb dafa bëri. Pluralisme ci gàttal moom mooy ku mu neex samp sa ndënd laaj bopp réew mi bu dee ñi nga xam ne ñoom nga ko seqal muy sénégalais yi wóolu nañ la nga dem. loolu moo tax Donald Trump kenn mosu ko gis ci politique daa ñëw jël dëkk bi. Adama Barrow kenn foogu ko woon ñëw na jël. George Weah footballeur la woon ñëw na jël. léegi bu ñu ñëwee nag poser loolu moom mooy amul limitation ci ñi nga xam ne mën nañu dem mën naa jéggi sax loolu nee leen que boo xoolee ci nu ñu nekk nii pluralisme démocratique Abdou Diouf ba mu ñëwee mais dafa fekk ñu limiter ko en violation de la constitution mooy loi wu 4 courants yi Senghor tegoon ko mais dafa ñëw ne lii àndul ak pluralisme damay rétablir démocratie Mansour Mbaye da koy faral di wax dafa ubbi jàkk ji ne ku mu neex nodal donc loolu mënuñu ñëw bu ñu ñëwee ne limite constitutionnelle mathématique la ñuy dugal à la place liberté. alors mais boobaa loolu looy proposé parce que ñu bëri ñoom boo waxee ñi nga xam ne ñoo faree si nguur gi li ñuy njëkk a sukkandiku mooy élection législative yi ak ñeent fukk ak juróom-ñaar 47 listes yi jàpp na askan wi sonn nañu ñenn ci opposition di proposer bulletin unique. bu boobaa lan mooy saafara parce que xam nga ne sonn nañ ci élection législative yi. waaw sonn nañ mais lu ñuy wax ñoom teguñu ko fenn. boo waxee ñu ne oui bu ñu deful parrainage yi dinañ am 50 candidats lu ñuy wax dañuy wax lu leen neex parce que 50 candidats duñ ko mos a am présidentielle maa leen ko wax 65 millions verrou la déjà caution boobu du sénégalais bu yeewu sénégalais mën na yeewoo ci place am liggéey ba retraité du gis sax 50 millions loolu dafa leer donc verrou boobu am na. deuxièmement moom mooy dañuy ñëw ne la booy dem da ngay indi 1% da ngay indi 1% mais boo amee 1% tam dañ la delloo sa caution mais ñoom bu ñu jàppee ne loolu day permettre ñu natt sa représentativité maanaam lan dañ lay laaj caution bi nga xam ne da ngay indi ay signature déposé ko mais xam nañ ni nga jot sa caution loolu amul sens. deuxièmement moom mooy ñoom lu ñuy wax sax bokkul ministre de la justice déglu naa ko seen émission bu mu def ak ministre de l'intérieur ñoom dañu ne waaw reconnaître nañ ne. du engagement de vote c'est-à-dire bu ñu lay parrainel signature yi nekkul dañuy voté ak yow si mënul nekk ne day voté ak yow parce que c'est une violation au secret au scrutin jaar ci mbañ gàcce c'est une obligation mënu ko nekk donc comme mënu ko nekk nag donc mais nga indi ay signature nekkul ne donc mënul permettre ñu mesurer natt sa représentativité donc amul sens lu koy firndeel moom mooy fii Sénégal moo suñu fi passé 15 candidats boo xoolee France même ba ñu defee parrainage yi statistiques yi dafa wane ne le fait ñu créer système bu parrainage bi taxul que yàqalul ne nombre candidat élection en élection day yokku lan laa fiy teg nag loolu laay daane xam nga ñoom ba ñu defee seen exposé des lois wax seen communication ñaa ngi ma doon wax lu tax ñuy wax France c'est normal ñuy wax France parce que moo ñuy bàyyil modèle bi donc dañu ne France am na parrainage Mali am na parrainage Burkina am na parrainage li ma bëgg a leeral ñi nga xam ne ñoo lay déglu ñoo ñuy déglu mooy parrainage u Sénégal ak parrainage u France bokkul mais France ñoom parrainage citoyen la ñuy def parrainage citoyen plutôt parrainage u élu la ñuy def alors que Sénégal parrainage citoyen foofu juróomi téeméeri élu lañ la laaj c'est-à-dire que boo bëggee dem da ngay am signature mais jàpp nañ ni loolu nekkul benn engagement pour ñoom dañuy jàpp ne rek Dame Ndiaye war na mën a dem ñu soutenir démocratie mais engagé wu leen ci dara suba kenn mënu leen ci laaj. justement alors oui. ma daanal parce que c'est important Mali ñoom ñoo yor dama ne lan lañ fiy teg waxuma ñu sax ñu dem France parce que France Lionel Jospin sasoon nañ ko benn liggéey créer commission ne ko xoolal ndax mën nañu créer système mu parrainage citoyen ba mu gëstoo. xool dafa jox rapport bi li François Hollande mu fa dekkoon mais dafa xool déglu parti politique yi xam ne lii dafa metti def te ñoom ñoo ñu ëpp ay moyens ñoo ñu ëpp poste buy dox tout ça foofu système u élu yi boo yónnee élu bi conseil constitutionnel da koy jox këyit bi jox ko enveloppe bi mu bind signé delloo conseil constitutionnel woote confirmé xool ndax ñoom la mais 65 000 personnes
kan moo leen mën a yóbbu ku ci nekk Almadies jëlee leen ci 7 régions ñuy samp seen baaraam pour ñuy xool seen empreinte mënul nekk. am na ñu amul léegi dernier point nag man foofu laa bëgg ñu xool muy Mali ñoom institué nañ parrainage dañu ne fukki député ngay indi wala fukki conseillers communaux ak juróom fukk ak juróom voilà 15 conseillers communaux. wala Burkina Faso ñi nga xam ne keroog rek la ñu génnee seen président bi nga xam ne moom dañu jàppoon na nu mu yorewu dëkk bi dictature la woon muy Blaise Compaoré mais bañ koy yóbboo bëgg a dekkalaat démocratie man loolu laa bëgg ñu xool ci ñoom dañu ne boo bëggee dem élection 50 juróom fukki élus képp ñooy parrainer sa candidature ñu ne leen juróom fukki élus yooyu mën na nekk ay député mais mën na nekk ay conseillers communaux conseil municipal mais conseil municipal mais loolu yomb na am gox-goxaan boo dem am na ay conseils municipaux ci piste yooyu laa bëgg ñu xool parce que bu ñu naan ne organisation élection bi dafa metti ñu foog ne est-ce que solution bi moom mooy jël difficulté bi reporter ko ci conseil constitutionnel bi nga xam ne matul sax fukki nit ñi nga xam ne ñooy def liggéey bi mais administration am na sous-préfet am na préfecture ñoom ñoo ñu ëpp ay moyens ñoom mën nañ ko def. alors xam naa ne une minute gën ngaa bëri moo si des maître Abdoulaye Tine docteur ci wàllu droit nekk njiital union sociale libérale alors bi moo xañ na par 20 secondes nga tontu ma ko ci nu mu gën a gaawee alors wax nga ci étudiants yi Mamadou Diop donc mbir mi moom fan la tàggatémbe yoon pour mu leeral mbir yi. waaw mbiru Mamadou Diop tribunal déjà donc rendroon na benn décision ci at yi yële ñu génn 2016 mu jël ñaari policiers yi nga xam ne ñoo doon dawal dragon bi ñëpp a ngi koy fàttaliku kenn ci mu daan ko ñaari atu prison ku ci tegu mu daan ko benn amende ñeent fukki junni ak ñetti weeru prison yi nga xam ne du ko tëdd muy sursis ñoom dañu defoon appel mbir mi woote nañ ko cour d'appelu Dakar ci altine bii passé mais dañ ko dàq pour altine bii di ñëw muy le 23 donc may préciser que bii passé policiers yi nga xam ne ñoom ñoo def appel taxawuñu jàpp nañ ni bu ñu ñëwul mbir mi ni dañ ko jël donc yaakaar nañ ni en tout cas incha allah dina jaar cour d'appel et que dinañ confirmer jugement bi. alors yow tam yaay avocat Alkali Cissé hein. waaw man maay aussi avocat wu Alkali Cissé mi nga xam ne suñu mbokk sénégalais la doomu réew mi la ñu jàpp ko Arabie Saoudite depuis ay at ñu ngi ci taxaw ñu ngi xeex te jàpp naa ni su soobee yàlla ci kàttanu yàlla fii ak weeru octobre c'est gën a sori gën a gaaw peut-être septembre dina dellu si fii ci ñun. alors oui Karim Wade Khalifa Sall mën nañu nekk candidat ba tey wala. man de su ma sañoon ñi nga xam ne dañ leen génne dëkk bi dina ñëwaat bokk ci jongante ñi nga xam ne dañ leen nëbb jaww ji dinañ leen génnee ñëwaat parce que Sénégal dafa soxla doomam yépp dinañ teg samp seen dënd ñu jongante et que ci kàttanu yàlla USL dina gagner élection. alors xam naa waxtaan wi jeex na kon da ngay gën a dëggalaat ne sa candidature moom da nga koy sambu 2019. dama koy gën a dëggalaat aussi profito pour confirmer suñuy militants lu ñu xam moom mooy parti bi bañ ko lancé ba léegi ci 14 régions wu Sénégal bi samp nañ ko ci ñoom ñëpp ñu may déglu peut-être xam nañ ko mais ci gox-goxaan yi daanaka ci téeméeri gox-goxaan yeeg juróom fukk yi daanaka ñu ngi ci lu ñetti téeméer ak lu yees sans compter ci 101 wu pays wu diaspora bi yi nga xam ne ñu ngi ci sénégalais yi nekk ci biti daanaka lu ëpp juróom fukk ak lu yees am nañ fa ay comité USL. alors donc caution bi tamit dajale nga ko ba noppi gars yi te ñu naan dafa xaw a cher de. waaw caution moom du ñu téye loolu moom lañ ko lijjanti même avant ñoo lancé donc bu ñu demee dafa cher donc ñu jàpp ñu waaw cher na jàpp nañ ni cher na pour sénégalais yi mais comme ñun ay démocrate lañ ñoom ñoo ko teg bu yàgg et que ñun dañu jàpp ni dañu war a dem ci jongante yi ba ñu laataa ñoo décider lu ñu njëkk a gis moom mooy est-ce que ndax am nañu caution bi parce que aussi politique
daa am lu mu àndal ba ñu xoolee paramètres yooyu léegi mbetteel buñ ci am mooy buñ ko wàññee tam dañuy gën a yombalal mbir mi rek. alors ñu gërëm la sant la bay la nga tàggoog ñu doon déglu ci Rewmi FM. waaw Rewmi FM maa ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm ma ne ko ci opportunité bi ma jox pour ma waxtaan ak sénégalais yi di leen jox dox daje ci jamono yi di ñëw xam naa incha allah. incha allah jaajëf ñu koy gërëm mbokk yi di ko sant bu baax agenda bi xam na waaye nangu nga ñu waxtaan wi ñi doon déglu Rewmi FM bi yëpp maître Abdoulaye Tine mbokk yi docteur ci wàllu droit nekk njiital parti bi ñu duppee union sociale libérale ñu koy gërëm di ko sant bu baax ci taxawaay beeg nangu bi ci waxtaan wi mbokk yi mu nekkoon seen émission pencum réew mi ci Rewmi FM Dame Ndiaye mu nekkoon ci kaddu gi gërëm Ibrahima Ndoye Ba mi nekkoon ci technique bi waxtaan wi mën ngeen koo déglu talaata juróom-benni waxtu jàpp juróom-ñaari waxtu jàmm ngeen. cabinet Interface di agence bu yëngu ci wàllu marketing ak communication moo leen doon may seen émission pencum réew mi.